ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéenay suivre chaîne bi di xalaat comme ni ngeen ko xamee ñuy wëy di amal suñu rubrique présentation candidat yi nga xamante ni dañu décider présenté wu ci élection présidentielle yu Sénégal yu 2019 yi kenn ci ñoom nag di Karim Meïssa Wade nekk doom ci ancien président bi fi nekkoon di Abdoulaye Wade. Karim Meïssa Wade nag mi ngi juddu le 1er septembre 1968 à Paris ñu bëri na dañu yaakaar ni Karim Wade ndawam yëpp mi ngi ko passé fi nga xam ne mooy France fa la jàngee fa la defee lépp naam benn pàcc ci jàng mi ngi ko defee France mais Karim Wade jàngee na fii ci Sénégal bi mu nekkee xale booy xool fii ci Dakar la defee jàngam bu suufee fële ci école franco-sénégalaise bi nekk Fann après jàngee na aussi cours Sainte-Marie bi nekk Hann bi mu yeggee nag en classe de seconde ci la demee France ci benn établissement privé français bu ñuy tuddee Saint-Martin de France mi ngi nekkee Pontoise foofu la amee baccalauréat en 1988 ci filière sciences économiques maanaam ci wàllum koom ba mu génnee lycée nag am baccalauréat Karim Wade yeggali njàngam bu kawee fa li nga xam ni mooy université Paris 1 Panthéon-Sorbonne foofu la amee maîtrise en sciences de gestion prépare fa aussi lii nga xam ne nii mooy DSM en ingénierie financière maanaam ci wàllum xaalis ci wàllum koppar am ci diplôme en 1995 présenté ci aussi benn mémoire bi mu tuddee utilité et perspective de développement du corporate en gouvernance en France bi muy préparé li nga xam ne tamit mooy DSM aussi defoon na stage juróom-benn weer ca Paris ci benn banque suisse bi mu fa defee stage nag wane fa pas-pasam wane fa mën-mënam ak xarañteem banque bi proposé ko benn poste en tant que cadre département bi nga xam ne mooy fusion acquisition poste boobu nekk na fa lu mat benn at après loolu ci la ko benn banque d'affaires bi ñu woo UBS woo ba recruter benn banque d'affaires la bu nekk fa la nga xam ne mooy Londres en Angleterre benn filiale bu mag a mag la UBS boobu noonu parce que benn société suisse la bu fusionné ak ay yeneen banque mu nekk benn banque bu mag a mag ci noonu Karim Wade di fa liggéey di yëngu ci wàllum secteur des mines di yëngu aussi ci wàllu conseil aussi ci jamono yooyu doon na def conseil ak ay gouvernement africain mais tamit di collaborer ak ay yeneen société multinationale yu ci mel ni Dépieuse benn société buy di yëngu ci wàllum diamant anglo-américain benn société buy yëngu ci wàllum mine Texaco benn société aussi bu nekk ci wàllum pétrole. L'an 2000 nag mu coïncider avec Fallou papay Karim Wade muy maître Abdoulaye Wade ci bopp Sénégal jamono jooju de nit ñi di commencé xam kuy Karim Wade commencé ko miin ci point boobu nag dañ ciy leeral lenn ñu bëri dañuy jàpp ni Karim Wade mi ngi engagé wu en politique wala mi ngi commencé jàppale papaam depuis 2002 dëgg la ci la gënee fës mais depuis ndawam Karim Wade engagé wu woon na ci li nga xamante ni mooy politique booy xool période bi nga xam ne mi ngi jàng bu kawee fa li nga xam ne mooy France doon na engagé wu ci combat politique yi papaam doon def à Paris parce que y avait des réunions yi nga xam ne ñu ngi ko doon organiser permanence su PDS bi nekk Paris doon organiser ay manifestations di distribuer ay tracts Karim Wade daan na bokk ci activité yooyu xëy na nag 2000 la gën a fës parce que mooy doomu président. mais ci début 2000 bi aussi mu dellu Londres dellu Angleterre parce que dañ ko fa dénkoon poste directeur associé mu amoon ci nag ay avantages yu bëri ci société bi wala leen wax sànq muy UBS Warburg jamono jooju muy def jaabante entre Londres ak Dakar ba 2002 mu décidé nag installé définitivement Sénégal liggéey ki nga xamante ni nii mooy papam ci boppu réew mi ci noonee la ko Abdoulaye Wade fal conseil personnel du président de la République ñu dénk ko aussi jëmal yenn projet yi nga xamante ni nii mooy aéroport international Blaise Diagne bi nekk Diass leneen lu ñu ko dénkoon aussi ci liggéey mooy restructurer industrie chimique yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal bi ci gën a ràññee muy ICS. leneen li tamit mooy créer benn zone économique ci capitale bi tey mën nañ ko méngaleeg Diamniadio bi Macky Sall tey mettre en œuvre. En 2008 Karim Wade daanaka révélé wu ci scène internationale maanaam ci wàllum bitim réew ñu ngi ko gën a ràññee ci li nga xamante ni mooy biñ ko dénkee présidence su agence nationale de l'organisation de la conférence islamique muy ANOCI mission am nekkoon préparer événement boobu noonu organiser sommet boobu nga xam ne moo nekkoon 11e sommet OCI ñu waroon ko amal Dakar lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñaari dëkk jullit waroon ko teewee. projet boobu nag jamono jooju Abdoulaye Wade li mu ci jublu woon mooy xëcc ñi nga xamante ni ñooy investisseurs u arabe yi te tamit gën a yaatal li nga xam ne mooy collaboration yi parce que dañu amoon habitude de collaborer ak France ak ay États-Unis Abdoulaye Wade nag décidé yaatal collaboration yi noonu intégré ñi nga xam ne mooy dëkk arabe yi Karim Wade gën a fës ba ci en 2009 ci la participer ci élection yi nga xam ne moo amoon Dakar mu
nekkoon ay élection régionale municipale ak rurale yu 22 mars 2009 yi waaye Karim Wade nag dañ ko mujj woon gagné ci jamono jooju malgré engagé woon na ci wàllu politique bokk ci campagne yi dañ ko gagné même ci bureau bi nga xam ne ni fa la voté ñu teg ci diir papaam nommé ko li nga xamante ni mooy ministre d'État ñu ngi ko nommé woon en mai 2009 le 5 octobre 2010 ñu nommé ko ministre de l'énergie mu remplacé ki nga xamante ni mooy Samuel Sarr jamono jooju nag mu nekk ministre d'État ministre de la coopération internationale de l'aménagement du territoire des transports aériens et des infrastructures diiru 2009 ak 2012 poste yooyu mu dajale woon nag tax ñu tuddee woon ko ministre du ciel et de la terre maanaam ministre boo xam ne moom mooy yor jaww jeeg suuf si yaakaar naa lépp lu ci tukkeeg la ca topp yëpp yéen a ko gisandool seen bopp. li nga xam ne nag mooy qualité Karim Wade muñ ne ni nit ku am xam-xam la ci wàllu gestion maanaam ci wàllu gérer ak aussi wàllu administration wàllu tamit li jënti koppar ak financement am na ci tamit ay xam-xam et bokk na tamit ci ñi ci gën a ràññeeku bu wax dëgg rek dese te loolu yëpp prouvé na ko bi mu nekkee ministre ci papam parce que li jënti na ay fonds yu bëri jëlee ko bitim réew la mu ko utiliser jaar na yoon ab jaaru yoon daan ci ñëwaat ci kanam ci waxtaan bi. xarañteem ci wàllu woowu tax ñu cité ko parmi les 100 personnalités yi nga xamante ni nii bokk nañ ci nit ñi nar a tabax Afrique loolu ki nga xam ne woon mooy hebdomadaire bii di Jeune Afrique boole Karim Wade ci téeméeri nit yi nga xamante ni mooy ci Afrique bokk nañ ci li nar a tabax Afrique bokk nañ ci li nar a jëmal Afrique jëlee ko ci ndóol yóbbu ko ci développement. Karim Wade aussi nit la koo xam ne doon na lu bëri ci papaam moo xam ci wàllu éloquence ci wàllu wax maanaam ci wàllu convaincre ci wàllu wax ak nit parce que c'est un grand communicant aussi ku mën a wax la aussi loolu benn jikko la boo xam ne doon na ko ci baay ji même bu fekkee ni aussi tamit France la juddoo mun nañ ni tamit nit la koo xam ne chaque fois da doon garder li nga xamante ni mooy identité sénégalaise am boo xoolee daal na feeñ ci li nga xamante ni mooy solinam même musique yi mu daan déglu les musiques sénégalaises contrairement à ce que ñu bëri li ñu foog ci wàllum diine aussi tamit fësal na ni jullit la ñu bëri na dinañu wax lu ñu intéressé la waaw daf ñu intéressé parce que li tax mu intéressé ñu mooy ñun Sénégal dañu décidé ni franc-maçon dootuñ ko fal suñu réew képp ku ñuy fal nañu leer ne kii am na diine moo xam nag muy chrétien wala mu nekk musulman l'essentiel la nga tugg ci benn diine ñoo xam ne yow diine bii nga gëm et li ñu mën a wax ci Karim Wade mooy bokkagul jamono jii ñuy wax bokkul ci benn loge maçonnique maanaam du franc-maçon loolu sax nañu may ñu dugg ci bii privé parce que bi mu nekkee fële nga xam ne mooy Sorbonne jotoon na fa xamanteeg benn ndaw bu ñuy tuddee Karine moo nekkoon soxnaam yàlla may la ñetti bant yu jigéen Karine mi ngi génn àdduna le 10 avril 2009. ñu ñëw nag ci pàcc bi nga xamante ni mooy critique yi nag lenn rek lañ ci mën a wax mooy 2012 ak 2018 fàtte xaju fi parce que ku suivre parcours bi ñu expliqué ci Karim Wade xam ne lu bëri jot na fee xew en 2012 bi Abdoulaye Wade di wàcc ci bopp réew mi Karim Wade alalam ñu ngi ko estimé ci 700 milliards de francs CFA maanaam juróom-ñaar téeméeri milliards ci francs CFA la Karim Wade yor ci wàllu alal looloo taxoon ñu teg ko loxo le 15 mars 2013 gannaaw bañ ko auditionné ci commission d'instruction bu cour répression de l'enrichissement illicite muy CREI ngir mu justifier ci diiru benn weer alal gi nga xam ne am na ko moo xam ci wàllum oto moo xam ci wàllu li mu yor ci wàllum kër ak compte bancaire am yi parce que loolu lépp bëgg a estimer ay milliards yu dul jeex la ñu ne ko nag am nga diiru weer pour prouver li nga xamante ne nii mooy alal jooju noonu pour xamal tamit que ni arrestation boobu noonu teg loxo gi ñu tegoon loxo Karim Wade loolu demande sociale la maanaam sàkkute askan wi la woon maanaam 2012 ñëpp dañ ne Abdoulaye Wade bu fi jógee pasaru xaalis bi yàqu xaalis bi corruption bi nañ ko leeral te loolu tamit nguur gi fi nekk tamit bu fi jógee loolu tamit même sàkkute fi lay nekk Macky Sall rakam ak ñi ko wër façon bi ñu gérer li nga xam ne mooy ressources naturelles yi pétrole beeg zircon beeg gaz bi dinañ ko leeral parce que demande sociale la comme jamonoy 2012 wala jamonoy 2013 ni askan wi taxawee sàkku ci Karim Wade indi ay réponses indi ay leeral ci projet yi nga xamante ni géré woon na ko yu ci mel ne ANOCI yeneen travaux publics yi ak projet jaww ji yi nga xam ni papam dénkoon na ko lenn nag lañ ci mën a déplorer mooy jàpp xaaj ak seen la maanaam yamalewuñ ñëpp dañuy ànd ak ñi nga xam ne dañuy wax tamit daf ci lax procès politique parce que temps Ablaye Wade amoon na yeneen délinquants yi nekkoon ci nguur gi di sàccu alalu réew mi di def naka sudul noonu mais Karim Wade kese la ñu jàpp parce que ñi ci des dañu transhumé dem ànd ak Macky Sall mais yoon la woon ñu woo ko na ko yow alal ji nga yor fan nga ko jëlee ak fan nga jaar ba am ko loolu c'est normal ci noonu lañ ko jàppee teg ci ndodd dem enrichissement illicite maanaam ku am alal ju lewul moom ak yeneen juróom-ñaari nit le 23 mars 2015 ñu condamné Karim Wade juróom benn atu kaso yu muy tëdd teg ci mu fay 138 milliards de francs CFA maanaam téeméer ak
fanweer ak juróom-ñetti milliards. léegi nag question bi ñuy laaj mooy ki nga xamante ni nii avant 2000 amoo woon lu ma 200 millions laataa sa papa di nekk ci nguur naka nga mën a nekkee milliardaire ci diiru fukki at ak ñaar. loolu day baax ñu fàttali ko ci cas boobu noonu boo xoolee Karim Wade moo gën a dugal boppam li tax mu gën a dugal boppam parce que Karim Wade dafa signé ak deal ak Macky Sall pour que ñu bàyyi ko mu promettre que ni buñ ko bàyyee dina génn Sénégal maanaam ki nga xam ne yow nee nga defoo dara soxlawoo di signé ab deal pour am liberté. bu doon ni moom dafa bëggoon setal deram dafa war taxaw des prison ànd ak ay avocat prouver que ni moom deful dara setal deram même bu fekkee ni day des prison pour honneur am da koy def parce que kaso tamit du gaaje ay Nelson Mandela nekk nañ fi ay ati at nekk kaso bi ñu génnee dañu nekk président mais moom bu fekkoon ni amul dara luñ koy reproché du nangu signé accord boobu noonu ñu génnee ko Sénégal yëgatul benn kàddu jëmale ko ci Sénégalais yi ci noonee la ko Macky Sall libéré ci guddi 24 juin 2016 ci décret numéro 2016 880 ñu ne dañ ko gracier ci guddi googu noonu internet dañ ko bloqué fi nga xamante ni mooy Sénégal pour que information boobu noonu bañ a law rapidement ci li nga xamante ni mooy dëkk bi si su bëgg la Sénégalais xam que ni Karim Wade libéré nañ ko te mi ngi Qatar moo tax ñi nga xam ne dañuy wax naan Karim Wade exilé politique la ay ree lay def nit ñi parce que koo xam ne yow yaa d'accord signé sa voyage lijjanti li nga xamante ni mooy sa libération dem sa yoon kooku mënuñu la tuddee exilé politique parce que yaa exilé sa bopp ànd sa nguur gi fi ne même passeport am ak visa am ñu ngi ko defaree ci biir prison bi donc bu ñu ñëw naa ñu exilé politique la parce que dem bi mu dem moom la neex Macky Sall si la ko libéré moom ak ñeneen ñu tuumaaloon ci dossier boobu noonu muy Ibrahima Abou Khalil ñu gën koo xam ci turu Bibo Bourgi ak Alioune Samba Diassé. beneen mbir mi tamit PDS ne Karim Wade mooy seen candidat alors que Karim Wade moomu booba léegi musul sax def vidéo pour wax ak ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi kenn rek la ñuy dégg muy papa ji moom mi nga xamante ni nii ci partem ñëpp dàq na leen ndax kan doomam te liñ ci mën a jàng rek mooy xëy na lan newoon ci xel bi mu nekkee président mooy jël doomam teg ko ci bopp réew mi ba léegi moo ne ci bopp bi donc ñun li ñuy wax Karim Wade mooy làqu gi mu làqu ci ginnaaw papaam na génn ci làqu boobu noonu mu ne na jël ay responsabilité bu fekkee ni dafa bëgg a diriger Sénégal bu fekkee ni moom dafa bëgg a prouver ni signéwul deal bi na ñëw dellu si fii Sénégal affronter Sénégalais yi wax ak ñoom lu xel mën a dégg munoo toog Qatar say morom nekk fii ci dëkk bi di liggéey di xeex suba goon bu dégg bëccëg yow nga toog foofu doo wax ak nit ñi lu dul booy wax ay communiqué ngay génnee li muy woote bu dee dëgg la ci moom na ñëw fii Sénégal dagan baatu askan wi bu dee bëgg na jiite Sénégal. leneen li tamit mooy Karim Wade na leeral 205 milliards yi nga xam ne ñi ngi ko koy tuumaal te boobu ba léegi ñu ci benn leeral ci mu géré woon li nga xamante nii mooy aussi yi parce que Sénégal tamit comme ni ma ko doon waxee rek weesu nañ fu ñu falee ay nit yoo xam ne da leen ñu tudd ci luubal xaalis parce que lu ñu dal ci Macky Sall rek doy na sëkk parce que bi muy falu wax na ni am na ay milliards te kenn xamul fu ñu ko jëlee bi ñu ko laajee dafa ne dañ ko may alors que loolu lépp dara amu ci wolof Njaay nag dafa ne ku ndóobee rey sa maam boo gisee lu ñuul la ngay daw te jamonoy Abdoulaye Wade ku mu neex ku mu naqari gis nañ fi yàqum xaalis pasar ak corruption bu dul jeex affaire Ségura bi ñëpp jógoon nañ ko leneen ak leneen yu dul jeex jël alalu askan wi di ko yàq donc tey bu doomam taxee ne day dagan baatu askan wi na indi ay leeral ci yooyu noonu yëpp Karim Wade jamono gi muy nekk ci nguuru papaam voyage yi nga xam ne doon na ko def rek coûté na ci xaalisu Sénégal ay milliards yu dul jeex parce que da doon comporté wu comme président donc yooyu yëpp ay critique la ñu ñuy def ci Karim Wade dafa bëgg a jiite réew mi yenn yi na ko leeral mu leer ci bëtu sénégalais yi parce que comme ni mu ko waxee sànq rek nit ki mën nga juum benn yoon mais aussi tamit njuumte boo mën di def expérience bu lay jàngal ëllëg nga xam nooy taxawee donc vidéo bi tey si Karim Wade lii la woon et yaakaar naa ni jëlee ngeen ci lu bëri ngeen xam nit ki aussi def nañ tamit ab fàttaliku pour mu gën a leer ci nit ñi daal Karim Wade fa mu jigee fa mu yegg si ba léegi donc ñi ngi leen di jox di daje beneen ak beneen candidat mais balaa beneen candidat bi aussi bëgg na leen proposer ci diggante bi benn vidéo boo xam ne day wax ci anam gi ñu gérer li nga xamante ni mooy ressources yi ñu am fii Sénégal muy pétrole beeg gaz beeg zircon bi donc dinañ leen dégluloo kenn koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu woowu parce que xalaat ni muy fonctionner noonu la parfois am na ñenn ñu am xam-xam ci yenn domaines yi àddu ci yenn aspects yu am solo yi donc dañ koy wër di ko